internautes de la AMC TV comme ni leen ko waxee woon rek yéen a ngi fii ci seen festival Keppaaru Maam tey nag di troisième journée bi mu yomb ak clôture bi léegi gars yi dañuy tàggatoo yéen a ma gën a xam ñu xool nag gars yi nan la ñuy tàggatoowee te tàggatoo bi dafa ànd ak lakk ji. xaw ma ñaata mel na li des na. nga jóg non asalaamaaleykum sëñ bi. maaleykum salaam soxna si. ci loo nekk. waaw ñu ngi si jàmm bu baax. nekk festival bi. bon festival bi moom wax dëgg fa yàlla neex na en plus gars yi amusé wu nañu jëlee nañ fi ay leçons comprendre nga donc du ma def lu dul naqar laa am quoi parce que benn instant nii li ñu naan gan bu lay miin booba lay ñibbi te benn instant gars yi bu ñuy gën a laamisoo ci le festival bi di jeex mais dëgg neexul nag dañuy gërëm Ibrahima Mbaye Sopé moom mi nga xamante ne ni moo initié festival bi en plus yéen aussi ñu leen di remercier parce que gis nañ ni ngeen ñu accompagner ci festival bi ànd ak ñun muy neex muy naqari comme benn instant nii duñ def aussi lu dul di leen sant di leen gërëm waaw di wax ne daal festival bi moom ca kaw ca kanam ci lu baax neex na trop franchement waaw xëy na. incha allah gan moom balaa muy bëgg a neex rek gars yi di tàggatoo fu mu toll nii tàggatoo bi triste na yéen a ma gën a xam gars yaa ngi nii nee nañ dañoo triste ndax bëgguñoo ñibbi. de la AMC TV comme ni leen ko waxee woon rek tàggatoo baa ngi nii ñu wax suñu waa ji mu wax ñu lu muy yëg ci tàggatoo bi. tristesse ndax man tàggatoo dara laa si mënul xam nga. non. waaw c'est normal nag Tëngéej dafa neex. waaw dafa neex xam nga 72 heures xam nga gars yi nii xam nga ak suñu chaîne bi di naan gars yëpp abonnement yi na yokku ndax fii daal dara waru leen raw waar dara waru leen raw ñu rappelé ko gars yëpp ñëw ndax fi mu ne daal rendez-vous baa ngi fii. waaw neex na trop on est vraiment content comblé de joie xam nga retrouvaille bi rek day daal di neex day daal di doy ba tax na dara doyul moment bii daal mooy xaw a métti si festival mooy moment tàggatoo. voilà ba tax na yaay rendez-vous du yàgg dara fan yi si ay yeneen kii. waa AMC TV ba tey rek ci njeexteelu festival bi tey nag ñu ngi nii ak suñu tonton suñu papa suñu nijaay suñu lépp nga xamante ne moom bis bi moom presque lépp moo ko waral ñu koy laaj tonton Mamor ñu ngi lay nuyu. maa Niass maa ngi leen di fay. léegi yow bis bi njeextal bi noo ko dundee depuis premier jour ba troisième jour bi tey ak noo ko dundee daal. waa mbégte rek wax dëgg yàlla parce que ñaan gu nangu la ndax lu ñu sos ci première ba 6e édition tey te boobu ba léegi ñoo suñu ay nawlay artistes ñoo fi daje kenn ku nekk fa nga tëju woon di fa liggéey lu kenn yëgul lu kenn gisul nga am yéene xaar ba Keppaaru Maam xewle nga ŋàbbal produit boobu indi ko fa. ñu ne déet na waay ñu àndandoo di yendoondoo di fanaanandoo di waxtaan di échanger conférencier yeeg yéenante yi kaf gi ree amul lu ñu ëppal loolu ci këru àdduna vraiment kon mbégte kese laa ko dundee jusque là. maintenant nag tey laay soog a am lu may naqari mooy su ma xalaatee ni dans quelques heures vraiment le mot bi nga xamante ni moom la ñuy bañ ci suñuy jotaay am muy la séparation entre guillemets séparation mais pas séparation définitive donc di am kenn ku nekk delluwaat ci sa kër te njaboot ga te mënut a ñàkk faaw mu am. moment boobu rek moom laa ci xalaat ni mooy doon lu ma ci tiis daal mais vraiment daal les 3 jours se sont passés vraiment agréablement. yéen a ko dëggandoo tàggatoo neexul te luñ mënta am moom lu mënta ñàkk faaw mu am léegi ñu gis aussi sa liggéey ci festival bi démb yaa ngi def ay atelier mu nekk lu am solo loo xamante ne xale yëpp jariñu nañ ci ñëpp jàng nañ ci loolu tamit noo ko dundee. waa loolu nattu la ci man ndax xëy na formateur lañ may woowee mais du ma formateur. Parce qu'un formateur, moi, quelqu'un qui a été formé pour former des gens. Mais man nattu la ci man yàlla ma bëggloo partager ak ñi nga xamante ni ñoo ne ci waar wi. Parce que j'ai été formé à l'École nationale des arts comme comédien, sorti de l'École nationale des arts. Donc su yàlla defee may partager ak xale yi ce peu de savoir que j'ai eu à ramasser durant ma formation dafa fekk ni yéene la rek. Parce que xale yi lu leen nit defal war na ko xeeb. parce que nit koo xamante ni dafa bëgg benn mbir nangu ni li mu bëgg métier la ñaareel ba moo di faaw ñu jàng ko jàng bi ci anam yu bari la ñii bu ñu amul niveau yu dem école des arts yàlla may na leen ñu am chance su participer ci festival di participer ci atelier pour mën a bénéficier wu ci technique du théâtre donc bu ñu conscient ci loolu rek kon lu waay am loo leen mën a dolli wareef la ci yow nga fàtte sa bopp te dem ci ñoom lii ma waral fu ma dem ci festival yi lañ may jagleel mooy formation te vraiment j'en suis très fier.
macha allah loolu am na solo rafetul nañ ko te kontaan nañ si torop ñu ngi lay sant di la gërëm tonton Mamar. man maa leen di remercier mais pas yéen vraiment ñuy ñaan yàlla déwén yàlla nañ ko fekkewaat te kenn bañ a manqué keppaaru maam ca kaw ca kanam merci beaucoup. incha allah keppaaru maam internet de la AMC TV ba tey ñu ngi fii ci keppaaru maam waaw festival bi nga xamante ni tey la 3e journée bi tombeek tamit tàggatoo bi nga xamante ni sama gars yi moom la ñuy bañ ñu ngi fii ak Ndeye Gueye di danseuse bokk ci comité d'organisation bi Ndeye na nga def. ay maa ngi fi maa ngi ci jàmm bu baax léegi festival bi ñu doon la laaj sa taxawaay ak depuis 3 jours yëpp nu mu demee. waaw festival bi moom wax fa dëgg yàlla nii lañ koy defee chaque année. lu ju waay yëg ci sa yaram doo ko sentir ndax dafa nekk festival boo xam ne buñ ko waree def àdduna bi ñëpp a koy waajal partout dans le monde sax laay wax ñëpp a koy waajal ndax festival bu am solo la fii ku fi ñëw rek am na loo fi jàngat moo tax ñun ñi nekk ci organisation bi di dalal gan yi dañuy xam ni ñuy defee ak ñoom parce que ñoom ñoo tax ñu def festival bi bu dul woon ñoom duñ mën a organiser ndax ñaan nga yàlla def nit ñi ñëw loolu moo tax mais organisation bi moom nice wax dëgg yàlla. ak organisation nu mu méttee nga xam ne des fois nga romb laaj kenn dara xam nga joxoo ko mu ciipata wala mu xeelu foog ne danga ko bañ a jox wala dara loolu noonu ngeen koy dundee yéen ñi. waaw dëgg la mais yow mi nga xam ne yaay joxe yaay xool ni ngay comporté woo te xam ne yaa leen woo ba ñu ñëw da ngay boole li la neex ak li la naqari nga mën a jëflante ak ñoom. parce que mënoo leen fee woo ba ñu ñëw kenn ne la damaa soxla lii fekk la ci yoon ngay dem nag yàkkamti mën na la diw damaa soxla lii. xoolal demal nga lijjantil ko la ma soxla parce que day dem te bu demee am na ñeneen ñoo xamante ne nii ñu ngi koy laaj festival keppaaru maam nu mu demee te bëgg naa bu leen di expliquer leen fii fu la fayda ñoom personnalité moo fi am ak ku fi ñëw jàng loo xamante ne nii ci wàllum aar la loolu lañ soxla ñun moo tax fi mu ne nii dañuy bool li ñu neex ak li ñu naqar ku fi bëgg ma boot la ku ma ne boot ma boot la. macha allah loolu am na solo léegi. dégg nañ aussi que ne yéen a ngi waajal lu bees ak waa Pirate de Dieuppeul waaw muy benn série boo xamante ni daal dégg naa moom bu génnee moom day toj loolu looñ ciy wax. waaw loolu moom di wax di sant yàlla te xam ne loolu bu nekkoon loo xamante ne nii du jëm kanam ñun duñ ci bàyyi suñu xel ak suñu xol mais bu ñu ñëwee waxuma nga xool scénario bi rek mooy intéressé na kon di wax ne. lu ñuy waajal ak lu ñuy préparé yàlla na ci suñu borom def xéewal mu nekk loo xamante ne nii day nekk série boo xam ne adduna bi yëpp dañ koy siif mu bokk nag ak yeete loolu la ñuy ñaan yàlla te yàlla dina ko def ci kàttanu yàlla parce que ñi ko séex man xam naa ne mooy loolu noonu ay kàngam lan ci aar bi mais yàlla baax na. macha allah am na solo kon nag li ngeen di waajal noonu yàlla na ci yàlla teg loxo ñu ngi lay gërëm di la sant. yéen tamit parce que yéen a ngi toj dëkk mi nag fi mu toll nii am na mbir mi suba ma siiw da ngeen may teg xoolal seen site boobu noonu may génn di felaale di tël samay mees ndax da ngeen a siiw man dama leen seetaan barki yonent bi mu nekk affaire bu am solo te xam ne lii lépp dafa bokk ci aar barki Seydouna Mohamed billaahi affaire bi dama koy seetaan tey man du ma ne yàllaa ngi tegi suma ko li ma ko seetaan moo tax ma sañ a taxaw di ko wax mais nekk na affaire bu am sens ku ko seetaan yaa ngi xool yokkute ci côté bu nekk te yéen a ngi wane ñun ñi nga xam ne ay artistes ñu dara xamuñu dara mi ñu ngi filaale mais yaa ngi wane nii may tiitaruwaale lii laa bëgg man mais nice trop. talent pur nga demal de la AMC TV ba tey rek ñu ngi fii ci tàggatoo bi ñu ngi fii ak borom mœurs ki nga xamante ne nii xale bi xew ci jamono waaw kay ma ngoog Ibo lay doon. waaw nuyu naa leen yéen waa RMC di ziar mbokk internet yëpp di leen wax jaajëf ci teewaay bi ngeen teew ci festival bi merci beaucoup amuñu seen fay. waaw kay Ibo ba ngi noonu ñu gis la nag depuis premier jour bi ba léegi yaa ngi ci comité d'organisation bi waaw di daw di génn di jaabante nooy dundee loolu. waaw keppaaru maam sunu festival la ñun jeunesse bi parce que boo gisee ñoom mag ñi ñoo ñu tàggat ay par exemple ay Soppe ay Leyti ay Sidi Fall ay ñooñu tàggat donc du coup ñooñu bu ñu amee seen i bis dañuy ñëw ñu dugal si sunu loxo xar si sunu tànk tubéy parce que ñoom ñooy sunuy aîné dans le milieu donc ma am contentement ci ni ma ci bokkee ci ni may dalalee gan yi ci ni ñu leen di toppatoowee ndax keppaaru maam comme lu ma wax sànq rek sunu festival la ñu ndaw ñi nekkatul festival Soppe mais festival jeunesse bi la. d'accord keppaaru maam léegi festival jeunesse bi la léegi yow tey tàggatoo bi ngeen nekkoon durant 3 jours wala tàggatoo tey loo yëg. waaw
du neex ndax nga dalal ay nit lu mat ñetti fan ngeen di waxtaan hébergement nga loger leen bàyyi leen bon fajar nga ñëw yee leen lu mat ñetti fan loolu dafa doy waar mooy lu ñuy wax rek théâtre bu fédéré wul warul mën a indi divergence entre nit ñi donc loolu moo waral tàggatoo bi du doon lu ma neex su ma sañoon dañ koy def semaine wala chaque weer day am festival bu ñu dem def fa 3 jours 4 jours mais aussi comme on dit bon lu neex du doy daal lu neex du doy waaw xam naa beneen yoon mooy dàq rek waaw comme niñ koy waxee. waaw kay lu neex du doy beneen yoon mooy dàq te lu mënta ñàkk moom faaw mu am. léegi ñuy dégg tamit beneen série boo xamante ne ni yaa ngi ci biir di ko toj tamit ak yéen ak waa Pirates de Dieuppeul loo ñu mën nga ma ñu tuuti ci loolu. waaw loolu beneen produit la bu bokkul ak Mercy Brigade des femmes donc mu doon aussi Ibo am si beneen personnage bu bokkul ak Papis donc mu nekk loo xamante ne dina doy waar trop ndax nit ñi buñ seetaanee Papis dañ naan Papis xale bu réew la xale bu yambar la xale boo xam ne yaayam dakaa yàq bagage yu demee noonu tey buñ demee ba ci beneen produit bi ñuy def gis ne Ibo beneen personnage la si yor bu xaajul bay laale ak Papis donc day doy waar dinañ gis beneen facette Ibo dinañ gis leneen li Ibo di liggéey ginnaaw xale bu réew ba mu doonoon dinañ gisaat yu bari yu ñuy découvrir di wax mbokk internet yi di wax Sénégal ñu waaj ko ndax du doon lu yomb incha allah waaw du doon lu yomb ñu waajal ko bu baax a baax dina ñëw dina cartonné grave incha allah. d'accord dina ñëw dina cartonné kon ñu ngi koy xaar ñu ngi lay sant di la gërëm. waaw di leen sant yéen aussi waa RMC di leen gërëm ci couverture médiatique bi ngeen def ci sunu keppaaru maam bi franchement amuñu seen fay waaw di leen jox dig daje rek beneen yoon ak yeneen festival yi beneen espace peut-être yàlla doo nga xam waaw di ñaan yàlla lépp li ñu fi dajale rek mu sotteeg jàmm si barki Seydina Mouhamed jaa ngeen jëf. amiin jërë ngeen jëf merci beaucoup.